jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mi bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safo jàmm ji info mbokk yi jàmm ji info ni mu koy faral defee saa su ne di seen jotaay tey noo ko jàngatee nag tey dellu si waat fas yéene waxtaane lépp loo xam ne rek ni ñu koy faral di waxee ci wàllum actualité waaye itam di leen jaajëfal saa su ne ànd bi ngeen ànd ak suñuy programme waaye tamit ngeen di wéy di abonné ci compte jàmm ji info waaye tamit di bës ci cloche de notification bi tax vidéo bu dugg ngeen koy am à temps réel mu mel ni nag mbokk yi tey fi ñu fas yéene jëm rek tey muy toog ak tey mën nañu wax ni borom xam-xam la ñuy wax ci wàllum journaliste waaye itam di enseignant chercheur ci Gaston Berger bu Saint-Louis muy Pape Sadio Thiam moom la ñu fësal amal jotaay balaa ñuy solo rek dañ koy daal di bàyyi kàddu gi mu daal di nuyoo Pape Sadio asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di ziar di rafetlu invitation bi. tabaraka ok Pape Sadio fi ma jëm directement rek mu di li nga xamante ni tey foofu la ñu jëm ci actualité muy xëy na mën nañu ne ba léegi moo xew muy États-Unis d'Amérique tey muy jaamaarloo bi nga xamante ni ci diggante ki nga xamante ni may Donald Trump ak Joe Biden mu mel ni rek daanaka Joe Biden malgré gagné na waaye ba léegi moom moo ngi doon riposté fi ñu jëm directement rek tey li ñu koy waxee ci jamono tey ndam rek la ñuy wax te Joe Biden jël na ndam li tey dem na ba installé wu tey ñu xool tamit tey suñu taxawaay en tant que Afrique donc mën nañu wax tey l'Afrique face à Joe Biden tey bu ma doon laaj loolu tey côté Afrique ginnaaw ëllëg li nga xamante ni moo di Afrique diggante ki nga xamante mooy Joe Biden ba mu jëlee réew mi. waaw xam nga maa ngi leen di gërëm d'abord. di rafetlu question bi. xam nga mooy li may faral di wax rek l'Afrique fi mu toll nii ñi ngi am yaakaar bu rëy ci Joe Biden mais man li may faral di wax rek moom mooy que ne loolu Afrique warut a juum maanaam warut a trompé wu d'orientation et d'objectif parce que mu nekk Joe Biden mu nekk Donald Trump mu nekk Ronald Reagan mu nekk Nixon ku mu ci mënti nekk tamit Amérique dafa am benn philosophie boo xam ne nii moom lay doxee te philosophie boobu ñu ngi ko bind ci seen charte boo xam ne nii moom mooy charte bi nga xam ni moom moo yor seen diplomatie te loolu charte boobu ki ko bind moom moo nekkoon Henry Kissinger. Henry Kissinger dafa diviser woon monde bi en 3 parties bi mu koy diviser daf ne woon monde bi ñetti parties la. da ne les états en transition. les états en faillite ak les états en démocratie. les états en faillite ñoom lañ tuddee les faillite states. ñetti façon yooyu lañ développé monde bi. donc xam nga ñooñu amuñ benn yëg-yëg ci monde bi. léegi nag ñoom ñooy état bi nga xam ni ñoom ñooy ëpp doole ci monde bi. ñoom ñooy premier ñoom ñoo gën fi ci état yi. mais loolu depuis Henry Kissinger la woon peut-être buy évolution bi tuuti lay nekk rek. donc gis-gis bi nga xam ne nii moom la Joe Biden am ci Afrique. mënut a changer. ensuite boo xoolee les présidents américains seen pouvoir dafa bëriwul dara parce que congrès bi moom moo yor lépp. d'accord nga baal ma foofu Pape Sadio donc. mënta changer muy Joe Biden ginnaaw ñëwam mënul changer dara ci Afrique te gis nañu ki nga xamante ni mooy Obama dafa am ak moom rapport trop en tant que noir loolu est-ce que mënu ci changer dara. non mënta am change dara parce que boo xoolee sur le plan de l'idéologie sur le kii presque boo xoolee Joe Biden sax boo xool parce que boo xoolee ces derniers entretiens c'est vrai waxagul il n'a pas encore décliné sa politique africaine. mais ñoom seen parti boobu ñu yor noonu. defal moom Obama jaar na fi ba dem amul dara loo xam ne defal na ko Afrique te pourtant c'est un Africain il vient de l'Afrique. il est d'origine africaine. donc li may wax rek moom mooy que ne Afrique ci boppam moo war a am fullaay jël destin en main du ay États-Unis mooy ñëw développé ko. du Europe mooy ñëw développé ko du Asie moom mooy ñëw développé ko ñoom li ñu am moom mooy sunu ressources yi nga xam ni am nañ ko dañuy ñëw jël ko parce que dañu naan ñu commerce. boo xam ni commerce entre nawle lay doon. mais en réalité du nekk commerce entre nawle commerce boo xam ni commerce bi inéquitable la. ñoom xam nañ ne que Afrique am na or am na diamant am na kii ñoom dañuy signer ay partenariat ak yow di la exploiter sa sous-sol. suñ ko mënulee nag ñu indi ay guerre civile sa dëkk entretenir ay armes yoo xam ne nii loolu dafa yàq dëkk. donc man dama jàpp mu nekk Joe Biden ak comme ci mënti nekk aussi. Amérique na muy doxee lay doxee rek. parce que ñoom aussi seen politique étrangère. la muy changer lu néew lay doon. ñu ñëw fii par exemple di am ay relation ak ñun di signer ay convention di ñuy jàppale ci ay yooyu peut-être mën na nekk sax
mais daal Afrique ci boppam. waaw moo war a am fullaay jël boppam destin en mais xam ne kenn du ko développer à sa place. c'est important. waaw c'est important Pape Sadio Thiam tabarkalla yaakaar naa c'est important ni nga ko développement bu pertinent yaakaar naa ñu jàkkaarloo fi ma jëm foofu laay tëggee sax ci États-Unis d'Amérique ginnaaw si ni ma ko waxee Joe Biden Donald Trump dem na mais ci difficulté mu ñëw mu mel ni cahier de charge bu diis am koy xaar. ci kàddu gu rek ci sa njàngat noo gisee ëllëgu Amérique malgré ak Covid pandémique bi nga xam ne dafa frappé mu fekk ko. waaw xam nga foofu tam dañ dellusiwaat tuuti ci Donald Trump. xam nga Amérique aussi dañoo bëggoon ab président boo xam ne nii dafay réfléchir comme un Américain moyen. di agir comme un Américain moyen. amoon nañ ko moom lañ bëggoon am nañ ko waaye dañoo dem ba mujj gi mu ëppi loxo. parce que erreur bi nga xam ne moom la Américains yi def moom mooy ñu fal un président boo xam ne nii dafa inculte. maanaam amul culture du intellectuel. du nit koo xam ne nii am na une tradition du commerce ak nit ñi di wax ak nit ñi. c'est un homme d'affaires qui s'est fait en Amérique. génn Amérique xamul Afrique amul ce qu'on appelle li tubaab bi di wax naan une culture classique. parce que une culture classique ki koy am mooy ki nga xam ni jàng na lire ay tey dem université am lu mu xam am jaar-jaar mais Trump jaar-jaar yu ci affaire yi la. on a même failli frôler une seconde guerre mondiale. parce que état yi léegi daanaka guerratuñu avec des armes. léegi parce que y a ce qu'on appelle les mécanismes du multilatéralisme. D'accord. mais les mécanismes du multilatéralisme mécanisme yooyu noonu moom moo sauvé sax Donald Trump. parce que ñi mu ko seqaloon mooy Russie ñooñu aussi dañoo nekk nit ñoo xam ne nii ñu xarañ lañ ci wàllu diplomatie. ñu xarañ lañ ci wàllu intelligence économique. mais bu ñu toppoon Donald Trump dañ dem vers une seconde guerre mondiale. te loolu li ko waral moom mooy inculture. bon maintenant kii ñëw di Joe Biden peut-être mun na appuyer aussi ce qu'on appelle les mécanismes du multilatéralisme. pour mën a commercer ak tout le monde pour mën a wax ak ñëpp. parce que moom au moins c'est un intellectuel jàng na am na une culture classique war na mën a wax ak état yi. mais nag cette forme de kii boobu nga xam ni Donald Trump amoon na ko moom mooy forme d'arrogance. lu neex nga wax ku la neex nga kii ku di voter ay lois yoo xam ne c'est des voix impopulaires. Joe Biden du boobu genre wax dëgg yàlla kooku mën a waxal di nga xam ne loolu boobu genre. mais nag de là à croire que. dina ñëw développer Afrique non je ne pense pas que loolu war na mën a nekk daal. war na mën a nekk waaw. ok d'accord yaakaar naa am na solo merci encore Pape Sadio yaakaar naa mbokk yi ba léegi ngeen wéy seen jotaay noo ko jàngatee ak ni ma ko waxee Pape Sadio Thiam. ma leen ko waxee itam di leen ko fàttali lu am solo la di journaliste enseignant chercheur bu Saint-Louis Gaston Berger. Jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.